baax waaye itam di leen sant di leen gërëm ci seen confiance ak qualité gi ngeen am ci ñun ba saa su nekk rek ngeen ñuy seetaan tey jii nag seen xarit seen mbokk Gumaalu mi ngi nii toog ak ki nga xamante ni nee naa la ndaanaan Kuli Fadilou ndaanaan la kenn dootu ko présenté ci Sénégal rawatina nag fii nga xamante ni fi lañ nekk di Thiès kaay mu yëngatu ci lan wàllum théâtre ñëpp xam ko. nekk un grand artiste comédien mi ngi may reetaan ndeysaan ba tax na kon kii dafa neex. ok merci beaucoup ba tax na kon Sénégal nii ngeen ko xamee ci jàmm ji ci kaf gi ci foo ji ci ree ji ci comédie bi ba tax na kon du ma def leen lu dul bàyyi ko mu nuyoo ak askanu suñu gaal salaamaaleykum. yéen ñëpp kenn ku ci ne koo manti ne ak foo manti ne ak looy manti def ci lu baax c'est bien précis ak looy manti def ci lu baax man Baye Cheikh jox naa la sama loxo jox naa la sama xol. ndeysaan nuyoo bu neex a neex ñu ci sant di ko ci gërëm bu baax a baax ñu toog boobaak léegi ñu ni nañ waxtaan ak ki nga xamante ne moom mooy Baye Cheikh ñu lay laaj Baye Cheikh fan nga commencé fan nga jaar ba yegg si tey fii nga yegg si. kon yéen nag yéen ñi toog see boo ngeen yónnee ndékki ndax fajar lañ jëm loolu moom soo xanaa dama koy tënk. waaw voilà. waaw man d'abord man jàngalekat laa mooy sama métier bi ma def ba retraité aar bi nag bi ma nee uwee la sentir ni yàlla def na ko ci man ba jour bi may ngénte maa ngi comédie xam nga loolu boo la ko waxee di nga ree di nga tiit effectivement man étant liir jour bi may ngénte le 25 juillet 50 dama koy nëbb amoon problème fi ma toog ndeysaan maa ngi sentir ni comédie ngi ci man kon jërul may firi ni man jànguma ko fenn dama benn école je n'ai fait aucune école d'art dramatique. da nga jékki-jékki rek di def comédie. mu dikkal la nga ne ci bul ni jékki-jékki. da ngaa judd rek def ko. mbir mi dama ko judduwaale yàlla defal ma ni yow daal foo ne da ngaa war a bégal nit ñi mission la ci man. mission waaw. j'en ai fait une mission maanaam damaa war a bégal jaam yi ba kër may dugg bàmmeel. buñ bëggoon xam tamit ñi nga xam ne ñu ngi seetaan buñ bëggoon xam ci ban troupe nga commencé loo ñuy wax. bon man commencé wu ma ci benn troupe au contraire dama créé ci sama biir li ma yàlla defal créé woon naa troupe Jànqeen production ànd ko ay gor ànd ko ay nit macha allah ci kàttanu yàlla nu am lu nu def ci Sénégal ba ñëpp xam nu wane suñu bopp ñun waa Thiès te loola ba ma koy créé c'était pour créer un cadre ba Sénégal gépp xam ni Thiès a des talents alhamdulilah yàlla dimbali ni ma ba ca loola lu bari juddu na ca Jànqeen juddu Soleil Levant juddu ndaanaan yenn ne fa Thiès di dóor ba nëga ni di woon gars yi ni ñu na parce que avant la naissance des troupes boo gisee dinaa ko wax nu raw yeneen régions yi Thiès dafay yàgg théâtre te dara xewul feeñul fenn soo gisee aussi artistes yi juboo suñu biir danoo yàgg ànd di théâtre salle des fêtes di mairie bii min nanu nu topp raay bi di dox di répété ci di répété di nekk ci koñ yi di wut sàkket ak kirkining di ko daaj di bégal waa koñ ba looy daw ba nëgë ni c'était lu yàgg la lu yàgg dëgg la dëgg la lu yàgg dëgg la dañ koy faral di defoo sax léegoo lekk boo toogee ak ay nit yoo xamante ni beneen dëkk la bu dul Thiès boo defee comédie rek dañ lay wax waa yow xanaa Thiès nga dëkk loolu li ko waral yéen ñi nga xamante ni yéen a fi nekk yéen a ko jëmbat yéen a ko ji yéen a ko def ba askanu suñu gaal gi yëpp xam ni comédie moom Thiès moo ko moom segam comédie Thiès moo ko moom te Baye Cheikh ci lay yëngatu ñu bëggoon xam Baye Cheikh fan la ci tool liggéey parce que attends comédien la taxul warul tax nga ni yàcc wala bokk bu nekkee ci yow mais luy nelaw ci yow boo ko yeewul nu muy demee nan lay demee kii nelaw war a duggi marché war a togg nit ñi lekk s'il dort dans la chambre wala boobu bu dee nelaw ku jigéen ki nelaw ci kër mais di nelaw rek yow fan la añ bi sottee. non kon gaañ dañuy fande. waaw réel loolu waaye. waaw kon mbokk yi kon noonu la demee. donc mbir mi da nga koy yee. il faut pas se laisser distraire par les événements da nga am lu nekk ci yow tu as un talent tu es un comédien mais yee ko maanaam yee bi xam na mooy travailler inspiration du ñëw lu dul ci travail kon loolu la man fi ma toll moo di tout le temps
di jéem a yee li nekk ci man ci kàttu yàlla ak mbaaxam. Baye Cheikh ak théâtre Baye Cheikh ak comédie ñu bëggoon xam Baye Cheikh lan lay waajal. waa Thiès Rire dama toog ba yàgg ma xalaat ni comédiens yi c'est des capital bi nu am dafay laaj nu créer leen benn cadre bu nu ko sottee gis nga Gédel Mbodj ku baax la Gédel Mbodj moo créé le festival du rire bu Kaolack jël ay moyens yëpp def ko ca man je fais partie des premiers borog jànqeen cay jamono et la première troupe théâtrale bu jóge Thiès dugg oto dem Kaolack def fa une prestation ba pare région yi ak ñi ci des doog a ñëw ñun ñoo ko jëkk a def donc j'en profite ici pour dire à Gédel que ni ci inspiration la ñu inspiré woo pour def Thiès Rire ndax ndaanaan la alalam fekkiwu ko woon physique am fekkiwu ko woon coonoom fekkiwu ko woon te mu ngi may dégg kon Gédel yàlla na ko yàlla dolli sutura dolli ko wér moom ci inspiration laa ni bon Thiès mais Thiès a ko yor mais nañ créé loo xamante ni mais artistes yi bu leen invité nu ñëw te gis nga je t'assure qu'est-ce qui m'a poussé à faire cette rencontre de recevoir et de donner. rencontre bi kañ nga ko commencé def. loolu noonu événement bi. man daanaa def ay anniversaire. oui anniversaire yu jànqee Média Pro anniversaire nii mais je me suis dit bon pourquoi pas élargir ko def ko léegi loo xamante ni dañ koy pérenniser Thiès am loo xamante ni at mu ne ñëpp ñëw nu wan leen suñu bopp. mais quand j'ai appelé les artistes ñoom ñoo ma dugal ci guute gi ndax artiste bu boobaa mun ma grand Cheikh boo deful ndànk sax le 5 laay ñëw ñum Saneex ñumin Aziz Niane ñumin Serigne Ngagne jàpp ci ñumin Kader Pichini Tony ak ñumin Pa Nice ak ñoomin waaju baax ak mais xoolal ndaanaan yooyu yëpp ak ñumin aada kombi koo ci woo mun ma père affaire bi boo deful ndànk sax ñu le 4 la ñuy ñëw ma ni boo ñii ils sont plus engagés que moi. Mais oui, et puis avec 0 franc budget, c'est pour te montrer que ni tawakkaltu ala llahi fa huwa hasbuh afafam boo ko gëmee rek yàlla ñëw. wa man yattaqillaha. Baye Cheikh fan la jàngee gars yi. non damay foraatu rek. wa man yattaqillaha yaj'alu mahrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasibu wa man yatawakkalu ala llahi fa huwa hasbuh. yàlla moo ko wax sadaqallahul azim. mais yàlla nee na boo ma wéeroo ci man ba ma sentir ne yow li nga ma jox da nga ma koy jox te deseloo ma dara man dinaa ñëwin boo xam ne dalay bett. man loolu laa gëm. te gis nga wane na ci ay misaal yonte yàlla Iisa ku ko jur. Mariama ko jur. Mariama jur Iisa mais Mariama ca dex ga. dafa toog ba yàgg Jibril ñëw soppaliku nit ni ko sa boroom nee na dina la may di nga ëmb léegi wasin léegi doom ju góor ju tudd Iisa ibn Maryam. maa la ko wax de gis nga artistes comédiens yi noonu lañ defee noonu lañ mëne foo dem rek ñu mën a fa fi mu toll nii daanaka mi ngi mel ni ab koo xamante ni rek conférencier la bu toog ak man. waaw waxtaan la rek dafa am fu ma jëm. Iisa Mariama ëmb ci instant bi. mu wësina Iisa ci instant bi yore liiram ci instant bi inna masala Iisa inda Llaahi ka masali Adam xalaqahu min turaab summa qaala lahu kun fa yakun. ndeysaan. mais boo ëmbee boo wësinee da ngay ñàkk doole. dégg boo ëmbee wësin da ngay ñàkk doole. Mariama ñàkk doole yàlla ne ko tàndarma googu ba mu dee yàgg na. boo ko laalee dina saxaat jibbi amaat ay doom yu ñor léegi ci saasa. li ma lay wax nii du ay théâtre de. alxuraan moo nu nettali séquence bi. ñëwal moo tax ma bëgg askan wi xam ko xam ne yow am na loo àndal. moo bind séquence bi nettali ko Moustapha yonent bi. ndeysaan sama turando. muy alxuraan. donc du ay caaxaan. mais Mariama laal tàndara mi ko mu jibbi am ay doom ñor ci saasa toll ni ñay muy xool doom yi. ndax bëgg na cee lekk te xamu na wi def xam na ko yàlla wax boo bëggee tàndarma gi wadd defaatal un effort nga yëngal nga gësam mais pourquoi yàlla deful ngelaw waa tàndarma wadd wala mu ñor boppam waddal boppam pourquoi loolu c'est parce que gësam googu ñun dañoo war a gësam dañoo war a gësam kenn ku ne foo mënti ne ci parti boo mënti ci maanaam
ci instance de responsabilité ba boo mënti ne rek gësamal rek yàlla ñëw mais nag di xaar da ngay xuloo rek ak mere koo xamante ne yoru sa affaire. kon kuy xaar bu yàggee nga xaddi wala nga xuloo mbaa nga mere koo xamante ne defuloo dara kon gars ñi nañu yëngal bu baax a baax gësam bu baax a baax nee naa la Thiès Info ci gësam la ñu nekk ci yëngal la ñu nekk. le 6 bii nag dafa bokk ci samay gësam samay gësam donc non le 6 bi du dara c'est pas extraordinaire c'est pas des millions que j'ai gardé c'est pas un budget que j'ai fait déedéet dama ne booy lépp yàllaa ko yor te nag capital bi yi defar affaire bi mu ngi ci nit ñi te booy amal nit ñi yiw yéene leen jàmm boo leen soxlaa day yomb. waaw souvent sax nit su amee événement dina am ñoo xamante ni ñoom la àndal ci événement boobu ñu ci mel ay partenaire ak yu ci mel fam ko war a defee ak yooyu est-ce que mën nga dellusi ci loolu. mais partenaire bi weesuwul yàlla moom mooy sama premier partenaire te partenaire bi yàlla mi ci mbaaxam def na ko ci ay doomu aadama parce que yàlla wàccul di jox kenn da koy jaarale ci nit ñi waaye boo saagaan nit ñi ci télévision yi foo toog di wax ci lu bon ci ñoom nga soxla leen. doo leen mën a am duñ ñëw. loo gësam tàndara ma ci wadd du wadd. ayca kon gars yi nañu gësam. gësam leen. d'accord kon événement boobu noonu fan nga koy defee. fii mu toog nii. waxal fii ci fan. Michelande bi parce que Michelande bi cadre la est-ce que xam nga ni Michelande bi. pourquoi Michelande. voilà très bien. Michelande bi sama deuxième organisation bu taxaw ak sama tur ci 6 bi lay doon 6 lay nekk 6 bi moo koy firnde mais man Cheikh Seck maa fi jëkk organiser ay mbooloo fuy daje te ba ma koy def booba les gens ne savaient pas que ni Michelande bi mën na booba scène bi amu fi de il y avait rien. man maa ñëw ak samay bagages ñëw ndaw si aram ku baax la gérante ni ko fii mën nañ fi accueillir ay nit def fi waxtaan. un problème mu ne ma mais Cheikh fii wóor na entre nous maa fi jëkk organisé kon dama fay dellusiwaat. dama fi dellusiwaatee nag gis naa ne ñoom gësam nañ de. waaw ku gësam am dara. non parce que Michelande bi changé na. waaw bañ a kon gësam nañu. waaw ñëwal bañ a. alors voilà donc nous collaborer entre autres pour fi accueillir fi suñuy gan. parce que on va accueillir du monde. un monde avec qui nous partageons. un monde avec qui nous dañuy joxante. ñu jox leen. rendez-vous du donner et du recevoir. rendez-vous du donner et du recevoir yow daanaka nga kii daanaka la. waaw merci beaucoup. waaw gis nga rendez-vous yooyu booy joxe luy jóge fii mais bul joxe luy jóge ci làmmeñ parce que boo joxee luy jóge fii ci xol lay dellu. bu événement bi le 6 day passé. nu nekkaat ci yeneen. lii day jeex lii des fi. waaw mais bii saa yi booy dox ba yàgg am benn fichier bu génn. am benn fichier bu génn xool ay fichier la. xel ay fichier la. mais fichier yi da ngay xam noo koy génnee. waaw boo dóoree souris bi bu dóoree rek fichier bi génne nga jël la nga ca soxla. kon daal li tax nga taamu Michelande. Michelande bi c'est pour que wut leen cadre boo xamante ni moo am cadre bu gën a baax bi mais ki Michelande bi c'est pour perpétuer l'histoire c'est pour wan leen ni am nañu un cadre bu mën a acquérir ay nit mais xëy na peut-être à l'avenir il y aura des gouvernement bi dinañu defaral benn salle une salle digne de son nom boo xamante ni salle de spectacle la parce que Thiès amu ko Thiès amul salle de spectacle te nous xale yi ñun les culturels war nañu mën a am fu ñuy defee suñu. kon loolu bokk na ci li nga xamante ne moom moo naqari artistes comédiens yi nekk fii. bon man je ne dirais pas ay naqari da ngay wax daal ni bëgg nañu man aw ma lu ma naqari. ndeysaan non. sant yàlla du ma ni nag nit laa nag ndax xol bi léeg-léeg am lu ci tàbbi lu bokkut ak ni nga mel loolay naqar waaye nag yàlla dafa ni istainu bi sabri wa salaat inna allaha maa sabirin maa sabirin mais balaa yàlla ànd ak yow da ngay muñ mooy gësam gi rek. mooy gësam gi mais waa ji leen dangereux. ok merci beaucoup kontaan nañ ci yow bu baax a baax kon lan ngay wax askanu sunu gaal fii ak le 6. venez ñëw leen ñu waxtaan. ñëw leen dëkk bi stress bi bari na. dans les maisons dans les bureaux dans les quartiers xalaat yi bari na sunuy
waaw bu xoolal léeg-léeg da ngay gis nit muy dox di waxtu ba mbëkk miir ndax stress kër ga dépense ba wala boog courant ba wala ndox ma wala boog sëy ba am na benn sëy bu ko jaaxal yooyu fii la ñun médecins yi comédiens yi mooy médecins yi may bëgg a docteurs yi ma bëgg a rassembler fii ñoo leen di faj ñëw leen nu faj leen on va vous soigner vous allez rire vous allez oublier les difficultés pour un moment et puis li ci des ñu bàyyi ko ci loxo yàlla mu dem ci kàttanu yàlla kon daal le 6 je vous invite ce sont mes amis qui vont venir ils vont partager avec vous comme ni nga ko waxee c'est un moment de donner et de recevoir nu jox leen ngeen jox na kenn ku ne yóbbaale yiw li ci des nag kenn du ko mottali mi tabaaraka wa taala moo koy yeggalee. ndeysaan ba tax na kon mbokk yi yéen a ko déggandoo médecins yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk fii ci Thiès ñoom ñoo xewle médecins yi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy faj ci lan. les médecins di rire. oh saa neex médecin la Pa Naes médecin la Serigne Ngagne Nes médecin la Nguri médecin. ana Nguri mu ngi fi mais Nguri taay boo gisoo xamee. dafa xes pecc. déggal loolu. non Nguri ma xam fu mu Nguri xam ban produit lay laal Nguri dafa man ba ko waroon xamee wu. ay Nguri Serigne Ngagne. Serigne Ngagne Seck trio boobu. Ñambe Seen. Ñambe Seen. voilà ñu xale yi jigéen ñi ñoom it Ndeye Sine Sall. waaw ñoom Bella Fadam Bella. ñooñu xam lan la ci man. man ñooñu dund ay artistes comédiens lañ de mais samay doom lañu. ce sont mes enfants samay sœurs lañu parce que suñ dee wax tey man di ma tudd wala boog ma am fitu bay créer Thiès Rire danoo participer de sama carrière ndax su ma leen woowoon tey jamono bu nu ñëwul woon kenn du ma xam. je leur dois beaucoup de choses te lu nu am ci aar bi nag dañ ko yeyoo ndax sonn nañu. wax naa ko un jour ma leen ne ay Serigne Ngagne ak ay ñoomi Pape Fall ak ay ñoomi Sanex ak ñoomi Aziz Niane ak ñoomi ay ñoomi Jojo lu waay ñoom ñooñu lu ñu lekk ci aar bi rek il le mérite ndax dama fekk fa ni galère dañuy sonn danoo sonnoon ñoo gësëm ñooñu lu ñu lekk ci aar bi rek dañ ko yeyoo moo tax bu ñu dawalee fii ay oto yu rafet avion sax jomb leen wax nga dëgg ñooñu. am na benn question boo xamante ni bi may ñëw sama benn copain daf maa woo ni ma nag ma dimbali rek nga posé ma ko Cheikh Seck ma ne ko lan la mu ni ma enseignement ak théâtre nan la ko Cheikh Seck di liggéey. mais man bi may jàngale sama leçon yëpp ci théâtre laa ko daan jaarale. ce qui m'a fait aimer mon métier le métier d'enseignant c'est parce que je me considère tout le temps quand j'ai devant les élèves comme étant les spectateurs man je fais du théâtre ñoom ñu may seetaan sama CAP bi ma koy def inspecteur Koyta ñëw di ma seet si parce que approche bi ma amoon moo di toutes mes leçons dama ko defee théâtre. xam nga théâtre u Sénégal yi auparavant bu njëkkoon ay mardi lañ ko doon teg te xam nga mercredi da ngaa war a xëy jàngale. waaw imagineel nga génn ci télé bi mardi mercredi nga dem. classe loolu kan ne woon ca télé ba mooy comédien bi mais su ma duggee ci école bi c'est pas le comédien c'est l'enseignant c'est le maître l'éducateur damay fermer boobu robinet te su ma ko tëjee xale yi dinañ xam ni fermé naa ko. boo duggee ci classe bi. waaw dinañ xam ni fermé naa ko je fais mon travail bu ma demee nag ba midi passé ban war a wàcc mu ubbi tuuti ci robinet bi xale yi daanu mais monsieur démb gis nañ la. mais ma ne waa nu ngi gis théâtre bi mais xam nga bi nga defee wàllu àllaaxira bi mais monsieur Ilaah man maa ragaloon ma ubbi ñu daal di communier ñu wax ma daal di tëjaat en rang ñu génn point. mu jeex c'est tout amul leneen. parce que on ne peut pas faire tout le temps du théâtre quelquefois il faut être soi-même munoo di théâtre dem marché di théâtre d'autant fulla dem nga romb ñu ne waay grand Cheikh may ñu dara. waaw am na ku ma ko wax benn bis mais grand mais yow da ngay théâtre may ma dara ma ne ko lan laa lay may mu non seen théâtre bi ma ne ko ñu defaral fii benn scène tuuti nga woo gars yi nu ñëw dama nga tabax benn scène tabaxal benn scène fii tout léegi rek tabaxal scène bi nga def gars yi nu ñëw ma may la benn léegi mun ma may xam nga loolu mënut a am ma ne ko nag yaa ko wax c'est que mënut a am kon loolu mënut a am mais Baye Cheikh sa ban théâtre moo la gën a marqué ci théâtre yi nga. wàllu àllaaxira coow li wàllu àllaaxira moo ko indi parce que wàllu àllaaxira bi ma joué nekkee l'acteur principal ci la profito dugal waa Thiès yi pour Amadou Fall le réalisateur xam ni Thiès am nay talent te boobu c'était un rêve pour moi ci laa dugalee Sanex boo xoolee joué na ci wàllu àllaaxira ci bulet ba
ci laa dugalee Cheikh Ndiaye ci laa dugalee Nguri ci laa dugalee ñoom Moussa Seck ci laa dugalee ñoom Omar Seck te ñooñu bi may jógee wala xerew il n'existait pas de troupe même jànq n'existait pas mais man yàlla dogaloon na am naa buntu bu nu amul. Sénégal xamoon nañ la bëggoon nañ la. mais quand le réalisateur m'a dit mais ñii ngay woo bu ñu jógee Thiès ñëw mais mënu ma leen a fay ma ne ko sama cachet laa leen di fayee. xam nga lan la bëggoon. na saa neex feeñ ba gars yi Sénégal xam ni c'est un talent. na Nguri feeñ ba nga xam ni kii c'est un talent. kon suyee nga ci lu bare. mais yàlla du ma ko ndamoo nag. mais yàlla xam naa ne daal jaarale na ko ci man. te itam nag neex nañoo defal teraanga. ndax fu ma gis Serigne Ngagne maa ko may jabar. ah bon mais ki mi sëy sama yaay jabaram ak sama jabar ñoo bokk ndey ak baay bi sama soxna yi sëy si jabar moo ne woon topp bi mais mayuma ko jabar ndax daa mën a théâtre mais jikko laa ko maye jabar Serigne Ngagne. dëgg la. ñaareelam bi mu takk nii man maa ko ñaani. yaa ko dox wax ko. maa ko ñaan waxuma ko waaye maa ko ñaani. booy baa ngi décollé de. waaw ñaan non boo ne maa ko dox dañuy indi problème. waaw. war fa garaaw de. man la ne ma kaay ñaani la ma jabar ma dem ñaani ko. donc boo lay woon ne saa neex damay dajeeg moom ne ko fukki junni laa bëgg mun ma waaye ban fukki junni 100 000 laa lay jox. père yow sama papa nga. kat xam na noonu damay bégee tax wóor na ko ne yàlla wàccu ma. wax nga dëgg. ñaar du ma waaye damay bégee kenn ku ne war ngay bégee li nga am. te man comédien yi la tey si man je suis le comédien le plus heureux du monde wala boog du Sénégal avant le monde du Sénégal xam tax tous les artistes comédiens tous les culturels sont mes amis xam tax lu ma ko may. lu la ko may. dama leen a yéene jàmm. amul leneen. non. jàmm ak salaam rek. saa yi lu ci waay am ma ne warul am lii war na am plus. mais kan moo koy joxe. yàlla suñu borom. mais kon pourquoi nga bëgg limiter yàlla ci jaamam yi. da ngay sonn de. mais da ngay sonn. bu ngeen comédiens yi dama leen di jox benn secret su ngeen bëggee dem fu ngeen ne am dara nu bàyyi leen xel fexe leen fii bu leen fi am dara luy ñuul. amul leneen ku bëgg a dem da ngay gësam. boo gësamee rek daal di dem ba tax na kon mbokk yi. fii ngay gësam yu ñuul yi wadd bàyyi fa yu weex ya. mooy tàndarma yi sa affaire baax. aja kon mbokk yi képp koo xamante ni bëgg ngaa dem jëm ca kanam rek da ngay daal di gësam boo gësamee daal di dem tey jii nag wax dëgg yàlla kontaan nañ trop ci dalal ki nga xamante ne dalal nañ ko borom Baye Cheikh borom gësam. Baye Cheikh nee na am na lu koy mat. non man tax gisuma benn yoon nga fëggatu. non garaawul amul benn problème métier bi la. waaw d'accord waaw boo ci nekkee ñëwale say bagage. waaw da ngay am loo indaale dafa am lu ma jëlee ko sax indaale ko. feeñ na nag ndax man li may dox doxul la. aca kon mbokk yi noonu la demee ñiy bég bu baax a baax waaye itam di kontaan ci moom ci dalal gi nga xamante ni dalal nañ ko tey jii moom mi nga xam ni mooy waajal événement bu rëy bu ngande bu mag a mag fii nga xamante ni moom mooy Thiès ci Mikeland mu ni le 6 décembre la ko fas yéene def fii ci Thiès bu kenn des képp koo xamante ni rek yaa ngi koy bégee di bégee artistes yi nga xamante ni ñu ngi fii na ngeen ñëw. benn affaire rek laay mujjee. et c'est très 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 important. ñëwal. événement bi le 6 la. 1h du matin dina fekk mu tas. kon ban heure lay commencer. xam naa nag Sénégalais da nga koy convoqué 20h mu ñëw 22h ragal naa boo ñëwee 22h cat la ngay fekke. waaw non da ngay fekke spectacle bi jeex. parce que on va commencer très très tôt et finir avant qu'il soit trop tard parce que waa Thiès fi lañ dëkk mais lii jógee Dakar. mais am na sax ñoo xamante téléphone na ma ni ma Cheikh France la ñuy jógee ñu ngi ñëw non c'est pas de la pub hein. xam naa ni nga ma bàyyi bi waaji day yaa déedéet j'ai des amis qui sont en France actuellement ils sont en vacances ils sont en congé nee nañ ma dañuy ñëw def fi une semaine delluwaat mais donc du coup il faut que nous def un spectacle de professionnels commencer tôt libérer les gens pour tôt qu'ils aillent se reposer mais nekkul spectacle buy dem ba ay 2h du matin non xel xalaatu ko donc prenez vos dispositions ngeen teel a ñëw bon billet yi nit ñaa ngi koy jënd li ci des sincèrement. fan ak fan la ñuy jaay billet yi. Mikeland bi day jaay billet.
boo demee Thiès distribution wala intercontinental de négoce day jaay billet. incha allah xam naa ni boo demee ci hôtel résidence day jaay billet bon mais nit ñaa ngi koy jënd d'une manière boo xamante ni man daf ma yéem donc il faut que les gens di nga maanaam di nga ñëw fii ne aw ma billet nit ñi jaay ma billet ni la amul billet. billet jeex na mën naa waaw te loolu ay bañ. il faut faire vite aller vers les points de vente ñu participer parce que ñun suñu yéene mooy teral ñi fi ñëw. ndeysaan ci teraanga ji ngeen di indi lu teral ñi fi ñëw ñun fa ne amee xaalis feneen la. amul leen Cheikh borom gësëm ñu bëggoon a xam ñan ngay woo ci bis bi. waaw ci kàttan xam nga yàlla nee na mooy sama premier partenaire waaye nag yàlla wàcciwul dara joxe ko directement mais am na fu mu ko jaar par exemple lii le président de la République Macky Sall et son épouse Marème Faye Sall mais pa tabaarakallaahu ñoom ils sont très sensibles ak ci li ñuy def mais ci boo xoolee ci dëkk bi fii yàlla daf na jox un maire très culturel muy Talla Sylla. Talla Sylla li ma gën a neex ci moom mooy loo ko woo mu teew te bu teewee it lu mu gàtt dina am lu mu teewal. kon ci maire boobu dañ koy gërëm. ndax bu du woon bu ko fi kenn defee kenn du ko fi defee. ndax mooy yàlla dogal mooy maire bi. ak maire yi nga xamante ni mooy maire de communes yi. commune est ak ñoom commune est ak ouest zone nord ñoo ñëpp mbir mi seen mbir la parce que mbiru Thiès la. mais ensuite sama xam nga loo gis day am bàyyi la moom même booy mayee doom sax da nga naan ko bàyyee naa ko diw. man ki ma bàyyee le 6 bi mooy ki nga xamante ni mooy Ablaye Dieye président Sigi jot na parce que xam tax Ablaye Dieye yàlla daf ma booleeg moom mu am nu ma def waaw teraa ngay kóllëre dox sama diggante ak moom c'est pas un problème d'argent mais dafay nekk ku fidèle ku man nitam donc Ablaye et puis c'est un exemple de réussite Ablaye moo tax ma bàyyile ko bis bi ak waa Sigi jot na yëpp ensuite di ci même gis nga le ministre Augustin Senghor mais macha allah Augustin Tine maa ngi juum du Senghor de Senghor moo ne fa bal ba bale ma ne Augustin Tine ministre directeur de cabinet du Thiès directeur de cabinet du président mais c'est un Thiessois c'est une fierté moom itam muy yombal nu mbir yi yombal nu audience yi mais fa tabarakallah on peut pas citer tout le monde ensuite ma ñu ngi ci woo ñëpp Momo Tavares moom styliste boo xam casting yi def Sénégal yëpp moo koy def moom itam ku baax la vidéo yi mu def artistes yi comédiens yi seen vidéo yi c'était un moment de vous remercier avant le jour que ni yëpp gis naa ko te vidéo boo ci gis rek xol moo ko def mais làmmiñ defu ko donc maa ngi gërëm aussi Mbaye Gueye EMG ñoom avec son épouse ñoom Elisabeth ak Henriette Nehmé xam nga Henriette Nehmé mooy kan Henriette Nehmé mooy soxna Tony bi moom Big Fair sama sœur la sama xarit la ay soxna ay Dakar Marietou ak ñoom madame Ba Fatima bi nekk conseil économique et social mais tout ce monde là billahi xam naa ne dugal nga ma ci loo xamante ni xaw ma fu ma koy lijjantee ndax day ne ma tax tuddoo ma tudd naa ñëpp. bàyyiwuma kenn. ñëpp rek amul. xam ngeen xam naa tey ci kattanu yàlla vision bi da ngeen ma ciy dimbali. vision bi ma am nii pour def Thiès nekk mu raw. waa Thiès Info. waa Thiès Info raw. Thiès Info ndaanaan lañ ndax Sey Latir. lii ngeen def nii je lui ai pas demandé ça. il l'a fait d'une manière très spontanée je ne l'ai pas appelé au téléphone. même sax pour yëggal Sey Latir bis bi. c'est lui qui m'a appelé et m'a dit bon je t'amène mon équipe. kooku xam nga affaire xol la waaye visionnaire la nag. ndaanaan ku lu fàttalu ndaanaan la parce que xam nga Nelson Mandela dafa wax fu lay tëjee. ñëwal Nelson Mandela dafa nii une vision qui ne s'accompagne pas d'acte n'est qu'un rêve. wax nga dëgg de. mu ne waaye une vision qui ne décolle pas une action qui ne décolle pas d'une vision n'est que peine perdue waaye mu dellu waxat benn une vision suivie d'action peut changer le monde ñun loolu indi ci le 6. mooy gësëm gi rek. gësëm gi.
kon nag mbokk yi ñu daal di gësam jëm ci li nga xamante ni moom mooy le 6 bu ko defee rek kon mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di kontaan ci yéen ñi nga xamante ni yéen a safoo li nga xamante ni mooy bile site di site Thiès Info seen mbokk seen xarit Gumaalu loolu la leen indiloon ak ki nga xamante ni mooy Baye Cheikh ma koy woowee Baye Cheikh borom gësam merci beaucoup. On va terminer par le. yow mënoo ree ba dàq ree. non maa ngi ree. waaw. waaye yéen neex waaye. lii weesu la neex waaye. non ree dafa neex. waaw ree moo neex. Au revoir.